salaamaaleykum internetu Sénégal tey nag ñu dalalaat fi une deuxième fois Abou Mouhamed laay wax wala Kouthia. waaw bu la neexee nga ne Abou Mouhamed bu la neexee nga ne Kouthia bu la neexee Abou Bilal. ma bàyyi la nga nuyu ak suñu internet yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci site internet yi sama soppe yi ak ñi nga xam ne ay sympathisants lañu ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañu yàgg topp carrière Kouthia depuis ma tàmbali ba fi ma yem gum nii. Sénégal moom fi njëkkee ñëw kan bi la woon nga ñaanoon ci kan bi am jàmm mais tey dañ la ñëw seet si waxtaan ci yow actualité sa actualité yow parce que temps yi yaa ngi gën a yëngalaat ba nga ñëwaatee TFM émission yi gën a dalaat donc ma émission yi sa ñëwaat tey lan la ko sénégalais yi apprécié bëggoon naa ko. waaw ñaan la boo xam ne sénégalais yi ñu ma ko doon ñaanal parce que gisoon nañ ne wax dëgg yàlla am na lu ma dab ci sama carrière ci sama jëm ci sama wér-gu-yaram yàlla def nag ma bokk ci ñi nga xam ne dañoo tëddoon ba sénégalais yi yëg ko àddina yëg ko via par les réseaux sociaux ak information yi nga xam ne ñoo doon jàll ñu am cofeel bi nga xam ne amoon nañ ko ci man tax ba kenn ku nekk nag di ñaan moo tax bi yàlla defee ma dellu siwaat ci ñoom ma delloo leen jukkal ndax mënumaa dugg kër gu nekk tàllal fa loxo nit waaye sañ naa mën a def li ma am gën a bëggal sénégalais yi gën leen jox li nga xam ne moo tax ñoom ñu joxoon ma cër ba di ma ñaanal bu fekkoon dañ maa jéppi war a considéré ñu ma kon yaakaar naa ne ampleur bi sama feebar bi amoon du ko am ni nga ni waaye gis naa ne sénégalais yi dem nañ ba bind ma loo xam ne man bi ma génnee laay soo ko xam notre Kouthia national loolu nag daf ma marqué te ñëpp a ko bindandoo ñëpp a ko jëfandoo moo tax nag ba ma génnee ma ne danaa gën a yokk góorgóorlu ci li ma doon def ndax maa ngi doon def sax waaye dinaa gën a rey sama bopp ci sénégalais yi te gën naa cee farlu ngir gën a mën a xóotal li may def di leen servir chaque jour ñuy am mbégte ndax dañu nekk ci dëkk boo xam ne dafa stressé. Kouthia 30 ans de carrière mën naa ko wax wala dépassé na ko. non dépassé na ko tuuti rek mais waaw pour rafetal rek mën nañu ko tënk kii rek mën nañu wax 30 ans de carrière. waaw est-ce que yéexul sénégalais yi xam fi nga toll ci ñoom. waaw parce que man dama sama carrière dama jël escalier jëluma ascenseur. dama rampe nànk-nànk commencé ko par RTS ci Moïse Ambroise Gomis bi ma feeñal ci génération 80 mu jóge ci génération 80 mu feeñal ma le petit théâtre ma commencé nag nànk-nànk di feeñ ba génne cassette par l'aide de Youssou Ndour joolooli beneen label bu fi nekkoon di produire c'est ma njëkk a produire Kouthia ana dàll yi en 1997 mu nekkoon comédie musicale boo xam ne après Sanoxo man maa ko fi njëkk a def astafurlah après Sanoxo après Gallo Cello man maa nekkoon 3e artiste comédien bu def musique comédie musicale loolu nag poursuivre woon sur scène ba ñi nga xam ne tey xale yi juddu tey boo leen laajee morceau boobu duñu ko xam Kouthia ana dàll yi et my boy yoroo xooñ yoroo ñeex loolu bokkoon na ci li ma poussé woon ba nit ñi découvrir ma donc dama rampe boobu nag ci escalier laa ko defee pour bañ a accélérer li nga xam ne moo doon sama carrière moo tax tey sénégalais yu bëri dama màggandoog ñoom dama bokk seen quotidien kon ni ceebu jën nekkee ci quotidien sénégalais ak ataaya ak génération bu bëri sax. ah génération paa yi waaw loolu ay daf ma dal ay rapport jas ma tasante ak benn paa boo xam ne moom la ak taawam ak sëtam mu nuyu ma ne ma man de dama bëggal ba ma kontaan bi nga may bëggal sama taaw bii juddugul te sama taaw bii moom tamit fekkee na sa génération ba bëggal nga ko xale bii nga xam ne moom la àndal bu musaan jooy buñ ne ko mimi ngi ñëw day noppi ba yow bu la gisee rek day wax mimi ngi ñëw ci yow la jàngee wax kon 3 générations yoo xam ne bëggal naa leen ci sama carrière loolu dama ne maa ngi ci sant yàlla ndax loolu li ko waral mooy sénégalais yi attachement bi ñu am ci man ak dégg-dégg bi nga xam ne am nañ ko ci man loolu yëpp ma teg ko ci organisation wu def li may def te bañ a wàcc yoon maanaam def loo xam ne daal safaanu reetaan loo nit la. ñu dem ba sénégalais ne Kouthia c'est le meilleur dem ba takkal la étiquette boobu noonu si feebar nga feebar ba pare ñu doog la koy takkal est-ce que moom laay lay wax est-ce que yéexul wala boog daf la bett wala xalaata woon sénégalais yi toll nga leen foofu. waaw parce que réseaux sociaux dafa permettre ñu bëri ñoo xam ne dañu bëggoon di apprécier nit ki wala di constater nit ki am nañ léegi bunt bu ñu ko defee bi ma feebaree ñu def ko ñaani il faut nga gis ne yàlla na ko yàlla yëkkateeg jàmm parce que c'est le meilleur. Kouthia est notre Kouthia national que Dieu l'aide à retrouver parce que feebar boo xam ne médiatiser nañ ko noonu daan naa ko dégg nag koo si tasanteel mu wax la ko war nga dugg bureau nit ñi apprécier ko war nga dox nit wax la ko war nga dem spectacle pare nit ñi ne vraiment yow sama soppe nga waaye ampleur bi yi nga wax nii mu def benn ampleur internationale mooy ñu confirmer nag Kouthia c'est le meilleur loolu nag
fëgguma sama dënn wax ko sénégalais yi ñoo ko wax te loolu dama cee kontaan parce que dañ maa jox étiquette boo xam ne j'y m'attendais pas mooy notre Kouthia national kon Kouthia est incontournable dans le paysage culturel et de l'humour ici au Sénégal munoo tudd humour Sénégal te waxoo ci Kouthia munoo lim les 10 premiers artistes yoo xam ne dañuy def comédie Sénégal te boole woo ci Kouthia xaw ma ndax damay nekk ci premier wala ci dernier bi mais je ferai partie parmi les 10 ba tey yaa ngi maintenir aussi ñi ba tey dañ lay seetaan. waaw c'est parce que damay topp actualité c'est parce que damay gëstu c'est parce que damay jàng c'est parce que damay am temps pour suivre li may wax parce que diffamation mooy maanaam tey nga ne maître Madické Niang wax na loo xam ne moom génnewu ko ci làmminam des fois je me mets à la place de Madické Niang ma wax loo xam ne moom waxu ko mais dama koy taaral ba ki ko dégg du ci gis dara lu ñaaw moom mi ko xam na mu ngi koy seetaan sax dina xam ne lii jógewul si gémminam inspiration Kouthia la waaye daf ko teg ci yoon bu ànd ak yar ak teggin ndax wàccu ma loolu nag don de Dieu la yàlla moo ma may loo xam ne man yàlla moo ma ko may deuxièmement bi yàlla may na ma temps boo xam ne damay toog di seetaan journal yi di déglu revue de presse di lire journaux yi di xam li may wax man ak les journaux au Sénégal ñoo yem man je fais de l'information en version humour ni journal quotidien yi di génn dalee ko l'Obs Le Soleil yeneen yi xam ne ñooy génn ay lii quotidien ay sud quotidien li ñuy bind noonu man moom laay jël ngoon si daal di koy suukar xoromal ko ba mu saf jox ko Sénégalais yi des fois nag bu actualité amul damay inspiré wu ci man xool lan moo war a mën a neex Sénégalais yi ma daal di koy njambaan def ko ba ku ko dégg rek ne wax dëgg yàlla lii neex na parce que information la boo xam ne yaa ngi koy jot ñu jox la ko mu suukar mu saf te du am danger. ma taxaw ci sa feebar nag dafa am loo xam ne am nga da nga ko doon commencé di def di tooñ di sensibiliser en même temps. waaw feebar bi ñëw daanu sa kaw. Sénégalais yi ñëw compatir ak yow mais yow intérieurement bëgg naa xam sa gëm yàlla ci ba la waxee ne da nga am coronavirus. waaw gëm yàlla bi mooy wax dëgg yàlla dégg naa ci lu ne waaye tey émission balaa moo gën a neex ñu teg fi kaamin parce que je pense que aw ma benn intention man ñu may jox xaalis may dem di tëdd parce que am ñoo xam ne dañ ne Kouthia dañ ko jox waaw man yaakaar naa ne su may kaf mën naa gérer lu ne mais lu ma kafee loolu te yaakaar naa ne éthique ak déontologie ak li nga xam ne moom mooy maturité ak ñi nga xam ne dañoo waat parce que médecin day waat ne secret bi nga xam ne moom la gis di secret médical du ko mus a wax fenn médecin magistrat président dañuy waat seen métier ne ñoom lii ñu dugg nii du ñu wax mukk safaan ba wala du ñu wax loo xam ne dafa jéggi dayoo ay secret professionnel je pense que ne hôpital Fann ñàkkuñu fayda ba ñuy leen nangul indi koo xam ne il fait semblant de simuler une maladie boo xam ne nekkul ci moom et j'ai regretté que le fait que bi ma génnee ak ni ma maigriré dew ma télévision sénégalais gis ma te xam naa ne bu ñu ma gisoon dina am ñoo xam ne say seen rongoñ dana tuuru ndax jeexoon naa jeex boo xam ne wax dëgg yàlla soo ma xoolee xam ne ne kii vraiment il est malade gisuma xaalisu àdduna bu ma ko jaral ba may dem di nangu li nga xam ne sémédique dama koy def pour Sénégal sensibiliser man au contraire man maa war a mere waa ministère de la santé man maa mere état gouvernement Sénégal parce que bu dul dara tamit amul kenn koo xam ne il s'est déplacé je sais que ne malade bi waroo dem déplacé wu sax mais ku yëkkati téléphone am ku bokk ci ministère de la santé wala ku bokk ci gouvernement Sénégal ne président Macky Sall wala ministre waaw mais Mimi Touré il l'a fait parce que ci page Facebook la ko defee mais waxul ne au nom du président de la République et au nom du gouvernement sénégalais ñu venons pour yaa ma dégg seet Kouthia pour massaw ko ci li ko dal kon Kouthia national bi daal sénégalais lambda yi. sénégalais lambda yi mais eggul ci. ah mais je pense pas parce que ñi nga xam ne ñoo ko def dañ ko def seen page Facebook wala ñu yëkk seen téléphone woo ma ku ci mel ne Amadou Ba ministre des affaires étrangères woo na ma de sa part personnelle ne affaire bi moom daf ma jàppee kon frère am Mimi Touré sénégalais yi gis nañ ko daf ko bind. maître Sidiki Kaba ministre de la justice moom tamit woo na ma soxnam woo ma ñu compatir mais dama ne. ah mais ñoom bu ñu ko defee kay dafa mel ni Macky Sall sax def na ko. waaw non mais la personne je parle la personne mais je parle pas d'un gouvernement je parle pas de militant de APR wala quelqu'un parce que tamit Sonko l'a fait. il m'a appelé le président Sonko m'a appelé par téléphone ne ma feebar bi bu nekkoon daf may permettre ma toog jàkkaar la yow maa ngi sa saal jàpp la loxo bi nga feebaree ba tey je me soucie pour xool yow ci lan ban état nga toll mais bu ma déggee ne yéeg na génn nga ñeme naa laa seet si parce que barrière yi nga xam ne moo tax ma war a ñëw seet si la maa ngi ak moom pour ñëw fekk si la mais maa ngi compatible ak sa feebar bi. léegi yow loo doon xaar bu Macky Sall xanaa nga. non moo tax ma ne ñi yaakaar ne man dañ ma jox xaalis mais xanaa du ay sénégalais ñoo may jox xaalis ne ma ay Sénégal lambda ñoo may jox xaalis ne ma dama nga nangu feebar bi ñu ma ko war a jox
mooy ñi nga xam ne ñooy gouvernement comme que ñoom ñoo ma seetsiwul kay noonu mënul nekk yow mënoo jox ko ni kii xaalis ba pare boycotté ko et kon du ma toog fii tey di leen critiquer parce que moi je te dis que carrément ba tey daf ma metti loolu parce que dafa tombeek tamit Mori Kanté gaañu ma tëdd ma lire réseaux sociaux yi ñu ne le président Macky Sall bind na lettre Alpha Condé pour wax ne Mori Kanté pour présenter ses condoléances à Mori Kanté Mori Kanté gënumaa nekk icône Sénégal Mori Kanté icône la Mali mais man icône laa fii ci Sénégal Kouthia national laa fii ci Sénégal bu fekkoon dama génn sama yaay wala samay famille nañu président Macky Sall woote na fii ne mu ngi massawu ci li nga xam ne moo dal Kouthia tey bu ma génnoon àdduna ñoom ñëpp ñooy def délégation ministre de la culture ministre de l'intérieur le chef de l'État ñooy def délégation dem jaale ma jox fa jaxal bu am solo comme que defuñu ko nag defal ko Mori Kanté waxuma dañu dem de mais bind nañu nga bàyyi icône nationale sa dëkk dem defal hommage kooku je pense que ne loolu man sama xalaat bopp ah. rafetlu woo ko. kon nag du ma mën a nangu ku ma corrompre ci ay feebar man yàlla moo ko teg ci man mbas bi dama ko nangu dafa fekk man ma feebar mbas bi dama ko nangu bokk ci dama ko assumer bokk ci ba yàlla génne ma ci te je prends les médecins de l'hôpital Fann et les docteurs de l'hôpital Fann en témoin parce que yaakaar naa ne du ma nangu ñuy xëy di ma piquer chaque jour di ñoddi sama deret bi di ma jox ay garab pour ay comédie dara jarul ma ko dara jarul ma ko waaw c'est ça. ba nga nekkee hôpital tamit ñu bëri amoon na ay rumeur da nga nekkoon salle da nga nekkoon réanimation. effectivement nekk naa réanimation parce que yàlla moo dogal ma dugg réanimation. ñaan da nga jabet bee la sax. non jabet tey laa gën a mën a lekk suukar tey laa gën a mën a lekk lem tey laa gën a mën a lekk lem jabet feebar la kon yëpp. aw ma di ko regretter di ko daw su nekkoon ci man dama naan je vais assumer parce que nit am na jabet dund 150 ans. nit ab jabet dund 10 ans wala 15 ans yàlla bu ne la. oto moo lay rey maar di taani ma jox la benn anecdote benn waaye dafa dem seeti sëñ Saliou Mbacké sëñ Saliou ne ko fukki at dama lay soxla ci benn liggéey waa ji dem génn taw tëdd ci kaw tali bi ñu ne ko waaye jàpp leen waa ji mun leen ku sëñ Saliou soxla fii ak fukki at yaakaar naa ne oto bu ne ñooy tiimee day freiné ndax sëñ bi ci bâtiment ak ci dimension xam na ne rendez-vous boo xam ne incha allah dina ko respecté man je pense que ne bu fekkoon ne jabet moo may rey wala leneen la du ma ko nëbb aw ma benn problème parce que je respecte ñi am feebar jabet bi jabet mun na nekk ci yow nga koy dund normalement te du la rey leneen rey la lu dul jabet lu ndaw yoo sax mun na laa màtt nga jaare fa dee kon je pense que je respecte ñi am maladie yooyu yëpp daw ma leen bañu ma ne dama am loolu nekkul ci man ma koy nëbb mais sérieusement parler tous les maladies yu ñu ma collé woon man gisuma ko woon ci man li taxoon ma dem réanimation yàlla moo ko xam dugg naa fa xëy na feebar bi moo tolloon li tax ma dem foofu y a des secrets professionnels yoo xam ne médecins yi dañ ko am donc je vais pas dévoiler loo xam ne man xaw ma ko parce que ñoom ñoo xam lu tax ñu dugal ma foofu ak ci ban état laa tolloon ba dugg foofu mais est-ce que xam ne bu ma demuloon réanimation affaire bi du am ampleur bi parce que dama bokkoon ci cas grave yi moo tax ñu yóbbu ma réanimation et je faisais partie des gens qu'on citait du jour au lendemain ne 3 cas yi gën a grave ñu ngi Fann et je faisais partie de ces cas loolu moo tax wax dëgg yàlla affaire bi am nii mais yàlla nag moo waxoon ne Kouthia di nga feebar di nga mbas di nga dem réanimation àdduna dina ko yëg mais ci ngay yëgee ne Sénégalais yi bëgg na la kenn ñaanul yàlla feebar pour xool ndax nit ñi bëgg na la mais man yàlla dafa ma ne xaaral ma wala ne fi nga toll Sénégalais yi waa kay moo tax dama ñeneen wax dëgg yàlla et dama kontaan ci sama bopp parce que j'ai pas regretté que avant mes émissions je commence par remercier les autorités religieuses parce que ñoom yëg-yëg bi ñu doon am ci man du jour au lendemain avec leur prière wàcce kaamin sénégalais lambda bi ak képp koo xam ne marabout même jàngu bi nga xam ne cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye dañoo joxe ndigal ci église yi nga xam ne kon ndol ak yenn église yi ñu defar ay prières à la chandelle pour ñu mën a ma retrouver sama santé loolu nag regretté wu ma ko parce que quand je fais mes émissions je remercie tous les marabouts et tous les chefs religieux dalee ko ci njabootu Cheikh njabootu Seydina Mohamed paix et salut sur lui ak njabootu yonent yàlla Yeesu Christa borom xel mu sell mi parce que Kouthia c'est pas l'affaire des musulmans seulement c'est l'affaire des Sénégalais avant la religion le Sénégalais bi nga xam ne Sénégalais la sans religion sax dafa bëgg Kouthia kon su may def damay yemale éthique ak déontologie ci maanaam li may def dama koy ŋarale ba nga xam ne képp ku koy seetaan dina ko dégg waaw feebar bi nag nga feebar mu buzz nga wér mu buzz après nga ñëw am beneen audio bu génn tamit nit ñi xaw la cee ŋàññi ne dafa inventé ay wax dugal ci kilifa ba nga waxee ne sëñ Babacar Sy daf la feeñ ci feebar bi ñu bëri interprété nañ ko nu nekk njàpp am na ñoo xam ne jàpp nañ la ci gën la ci jàpp parce que li nga wax noonu ne
Kouthia kon kilifa la ba kilifa di ko feeñu am na ñoo xam ne waxu comédien la. waaw mais am na la xam nga Aïda soo ñëwee na lii dafa weex kenn ñëw ne man lii weexul ci man dafa bleu mais munoo ko forcer mu bleu ci moom. avec tout le respect que j'ai pour ces autorités religieuses émission bi ki moom télé bi nan la tudd Youssou Ndour xaalisam la ci def ki ñu dirigé ci réew mi nu mu tudd Macky Sall musuma commencé émission tudd Youssou Ndour tudd yaayam musuma commencé émission tudd Macky Sall ak war un membre de son gouvernement je commence par les hommes religieux par respect parce que man loolu laa sentir ne man mooy sama ibbeeku avant dara su ma nuyoo nuyu suñu waajur yi ba pare ñaana suñu waajur teg ci kilifa diine yi je pense que ne di waxtaanee sax waxu Serigne Babacar man je suis mouride de père et de mère Serigne Khadim Mbacké conférencier sama nijaay direct la may mouride ci ndey ak ci baay mais lan laa perte pour mun ko gagner pour di créer di inventer bu doon xaalis la rek am na foo xam ne xëy na su ma waxoon ne diw laa gént man ci guddi googu ma nekk milliardaire bu doon notoriété la rek mun naa wax ne diw laa gént ci guddi googu ñu yëkkati ma feneen bu fekkoon tur la rek mun naa ne président Macky Sall laa gént mu ne ma fii nga tëdd di nga fi jóg xam naa 2 jours 3 jours dina ma recevoir mais j'ai pas inventé des choses pour transhumer moi je fais pas le transhumant de confrérie je suis resté mouride par sang et par respect li nga xam ne moom laa fekk sama papa ak sama yaay nekk ci mais quand j'ai fait un rêve et ce rêve devient une réalité le lendemain mais pourquoi. est-ce que rêve bi doo ñu ci ñëwaatal tamit. non mais rêve bi dama rêve bi lii ma lay wax nii audio boobu li ko indi mooy dama doon waxtaan ak sama benn xarit mu ne da doon jàppante ak ku ne ko Kouthia da doon feebarul nii rek ma ne ko bul ci xulooti jaru ko parce que man ba léegi nanguma wax ak benn journal fii ci Sénégal ci sama feebar bi ndax dama mere woon gouvernement bi France 24 laa demee waxee. waaw ñëpp seetaan nañ ko France 24 laa demee waxee. parce que dama ne je dois pas remercier ces autorités qui m'ont négligé bañ ma seet du alal bu ñu may jox pour ma wax leen mais il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui m'ont appelé par téléphone et par respect compatible li ma demee ba France 24 waxee fa parce que je voulais montrer que ne. man en passant Diouf Sarr sax woo wala Diouf Sarr moom ministre. mais xëy na mu woo par le biais de quelqu'un war a mu leen Kouthia seetale ma ko nuyu ma ko mais par téléphone damay wax dëgg moom xam na man xam naa du ma fi nekk di wax loo xam ne mu naan non Kouthia daf ma doon après ma woo ko jox ko dara non damay wax dëgg rek te yàlla tax. revenons à ces sujets ma waxtaan ak waa ji ma ne ko ndëgëm ne am na loo xam ne ba léegi ñëwee koo wax te pourtant dund naa ko foofu mooy gént naa Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu te sama tànk ne ma Samba. ma ne naam mu ne ma fii nga nekk di nga fi génn te suba Serigne Babacar Sy dina la woo ma yeewu Serigne Babacar Sy la ma wax dina la woo ma yeewu Serigne Babacar Sy Mansour woo Abdoul Aziz Mbaye jël téléphone woo ma ne ma Abou Bilal foo nekk ma ne ko maa ngi fii mu ne ma ne quitte pas ak sëñ Mbaye Sy Mansour waaw xanaa maa wax ak sëñ Mbaye Sy Mansour téléphone mu ne ma incha allah rabbi di nga génn fii bu soobee yàlla waaw ku gént loolu laa fay nga yeewu gis loolu mu nekk amul sax décalage 24 heures. waaw mais nga dund ko waaw mais aw ma intérêt su ma fekkoon damay ut dara damay wax directement sëñ Mbaye Sy Mansour laa gént war a mën a sëñ Mountakha Bassirou Mbacké laa gént war a mën a Thierno Bachir Tall laa gént war a ma wax keneen war a mën a Macky Sall laa gént war a ma tudd benn milliardaire Cheikh Amar war a keneen mais j'ai dit ce que j'ai senti loolu am mu daal di koy noppaale ba génn waaw léegi bu may waxtaan ak sama nit ci audio mu jël audio boobu moom tamit di ko déglu ba aalam egg fenn mu daal di koy yàkkamti mu daal di koy joxe parce que 2 mois après la audio boobu soog a génn te audio bi génn na une semaine bi ma génnee mu téye ko pendant 2 mois nee na moom ci aalam ak ci cofel bi am sëñ bi si sëñ Babacar Sy munul toogaale audio bi foofu mu génne ko mais mu ma ko génne mais rien n'a changé depuis ce que j'ai dit. est-ce que méttiwul la le fait que nit ñi naan da nga inventé histoire. waaw mais parce que ñoom la concerné. man yaakaar naa ne respect bi ma am ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mënu ma ko inventé loo xam ne semi dégg dama ko créé juste parce que Serigne Babacar Sy soxlawul ku ko propagandal ñi ko gëm nañ ko ba pare ñi ko bëgg nañ ko ba pare amul benn tarixa buy bëgg ku ko propagandal maam borom Touba Xaadim Rasul buggul sax ku ko propagandal ci loo xam ne defu ko defal li mu waxal li mu def liiral xasaay yi mu fi bind sant ko ci li nga xam ne moom la bëgg amul benn koo gis muy propagandal sëriñam rek c'est parce que am na lu sëriñam manqué mais man
maa xale laa pour man pourquoi may ñëw di propagande ay dara pour jéem a récupérer ay nit non 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 man du ma ñëw ma pour récupérer ay nit ku ko gëm baax na ku ko gëmul baax na en tout cas j'ai fait ce que j'ai li ma géntoon gis naa ko yeewu naa wér naa dem naa ba xabru rawdu sëñ Babacar Si ñu ibbil ma rawdu bi ma dugg ne alhamdulillahi rabbil alamin neew nga ma di nga génn te dinaa dem Tivaouane génn naa maa ngi fii Tivaouane est-ce que yaa may dégg donc je delloo naa njukkal sëñ Babacar Si le fait que man ma gént ko mais moom am na ñeneen ñu ma doon ñaanal ay Serigne Fallou Mbacké docteur kilifa bu mag ay Alaaji Ousmane Ndiaye Waaliyu Kaamin ay Thierno Bachir Tall kilifa diine yëpp seen ñaan yëg naa ko waaw mais lu tax man ma jékki-jékki wax loolu c'est parce que dama ko dund propagande ma mais ku gëm baax na ku gëmul baax na la ma sama Baye Jaw doon wax rek commentaire moom bul ko lire parce que ku ko bind da ko bind ba pare dem añi yow mi ko lire mu metti la yaadul añ su la téeméeri nit taggee kenn mën naa ñëw yàq lépp mais jàppal ne si amee dégg kooku faw mu am parce que comme que yonente bi lañ doon critiquer bul bañ loolu man nag wax dëgg yàlla li ma wax dara mënul tax ma dellu ci ginnaaw et je dis que ce que je dis c'est tellement clair Aïda man aw moon karaw yi ma xam dëgg dama sama karaw daawul génn léegi dama am karaw bu ñuul daa rafetuma mais ñaawoon naa mais corona bi mu ci duggee ba gént parce que sentir naa nag vraiment am naa benn amélioration de teint gën naa rafet macha allah gën naa saf xorom macha allah gën naa neexiñ macha allah karaw gi ñëw gën naa delluwaat gëm na sama borom wax dëgg yàlla daf maa dëpp man moom xaw ma kan ku gëmul retour mais man gëm naa ne retour am na man dem naa bu wóor ma ne gis naa nii àllaaxira nii ne la nee xool ne la gis gaa yi nee malaakal moom yàlla na attention mais intervention yi am ci doomu aadama yi le peuple sénégalais bi nga xam ne maa ko créé mais sama jaam bi ma yónnul mission ni ñu mission bi war a jeex ñu ne du jeex mais kii attends xool leen dossier yi gars yi ibbi xool ne ah sëñ diw de woote na sëñ diw de ñaaw na taalibe bii ñaan na waaliw bii ñaan na yàlla suñu borom sa jaam bee nga xam ne moo dëkk yëmbal nga xam ne amul dara am moom rek moo nekk ak yàlla bi mu yëgee ne sa jaam bi Kouthia dafa feebar dugg na ci ruqam ñaan tuflit te amul yorul daraja yorul maqaam yorul dara waaye xool ko nu mu sellee ma ngay ñaan yàlla ne aha kon kii delloowaat leen ko roofaat moom ci ngëm gën koo jox xorom gën koo taaral may ko tamit li nga xam ne moom mooy succès ci li muy def loolu laay dund nii wax fa dëgg yàlla damay wax dëgg rek te yàlla tax donc je remercie à Allah yàlla laay remercier waaye sama yaay bi nga xam ne moo xamante sama papa ba mu judd bu dul woon moom kon tey du ma nekk sur terre waaye yàlla bi ma def doomu aadama su ko nekkoon mu def ma xar war a pont war mu def ma antenne war a caméra war a micro daf maa def doomu aadama man dama nekk sur terre pour bégal doomu aadama yi rek moom fi indi sàccuma fenuma def ma leen am naa niveau intellectuel bu mu mënoon may ma def concours pour nekk douanier concours pour nekk gendarme concours pour nekk inspecteur ci beneen domaine ci leneen waaye yàlla ci lii la ma xiir parce que dañu toll foo xam ne tey comédie boo jàngul doo ko mën a def il faut nga xam li xew pour mun ko décortiquer xool lan la diffamation di bañ lan mooy éthique ak déontologie lan mooy analyse synthèse antithèse bu mën a segg loolu dama ne li may def nii dama ciy sant yàlla parce que du lu ma jàng ci école du bourse bu ñu ma may mais yàlla moo ma ko jàngal moo ma ko sol. man li ma jaaxal Kouthia 30 ans de carrière Kouthia prix bu ne am nga ko fi. waaw États-Unis nga dem ba ñu reconnaître la. président yeeg yëpp ñuy def reportage ci yow. mais li ma jaaxal lu tax Macky Sall chaque jour sa problème la lu tax barrage boobu entre yow ak moom. ah ba ndax xaw ma lañ ko wax ne ko Kouthia ndax xëy na dañu yaakaar ne man karimiste la parce que Macky Sall c'était un ami parce que bi ñuy def seen première assemblée générale Ravin ñu tere leen ko fii ci région de Dakar gii. ñu dem ba département de Guédiawaye Abdou Mbow et mon témoin ñu woo ma man maa fa nekkoon kon artiste ak Souleymane Faye man maa fa nekk di animé ba mu neex pare Macky Sall sol benn mbasin bu marron nii ak Abdou Mbow taxaw ci buntu bi mu ne ma Kouthia merci jërëjëf Macky Sall ci deuxième tour yi wax nañ téléphone ma ne ko président dinaa la jàppale ci sama communication organiser fi ay lamb yoo xam ne des fois sax ma sot parce que gisoon naa ne le peuple a besoin de changement ma ànd ak peuple bi ci loolu ceebu waalo xaaruma ku ma commandé j'ai fait une campagne boo xam ne c'était pour les paysans mën a évacuer li ñuy jaay tey nii ñii nga xam ne dañ leen jox ordre du Lion am na ñoo xam ne tey man bu may dëkk ci aar bi ñoom dugguñoo sax ci loolu ñu nekk
man heure bii nii ordre mur du lion yëpp waroon naa ko am mais du ma ci yàkkamti parce que man maa préféré jël les escaliers président Macky Sall bu ko defee honoram la bu ko deful keneen ngi ñëw te dina ko def maa ngi nii sénégalais laa olof laay wax fële ca Amérique candidat bu ñu naan Joe Biden xaw ma ci ndey xaw ma ci baay aw ma maam américain aw ma bàjjanu américain damaa def benn œuvre ci Joe Biden daal di koy benn sénégalais jël ko dugal ko ci seen site internet ñoom traduire ko en anglais cellule de communication Joe Biden gis ko ne ko kii kan la mu expliqué leen c'est un comédien sénégalais lii lay wax ñu dégg traduction bi en anglais ñoom ñu jël ma boole ma seen cellule de communication tey Joe Biden bu jëloon kaafu kase sax naan ko dañ ma woo ne ma tey Joe Biden naan na kaasu café Kouthia fii nañu toll fee nañu toll fële nañu toll bokk ci ñi nga xam ne dañoo yëkkati seen xaalis participer ci campagne boobu yónnee naa ko xaalis boo xam ne man maa ko jël yónnee pour campagne Joe Biden participer ci campagne Joe Biden li ma wax ni dafa am ay preuve yu leer mun naa génne sama téléphone woon la li nga xam ne moom mooy email yi may jot du jour au lendemain comme que nag Joe Biden moo nekk Amérique am cofeel ci man ak ñoom Obama ak Michelle Obama chaque jour ñu yónnee ma ay affaire waaw man sama réew mi nga xam ne ñoo fi nekk amul benn politicien bu ma sa décoré même moom Ablaye Wade moom fi ma samay xaalis parce que dafa déggoon dama bëgganteeg si njëli moom moo mayoon na ma parce que xam naa ne 1 million la waaye ki ma ko jox da koo xaaf jox ma 450 000 parce que agrafe bi moo ko weer 450 000 dafa manqué woon 35 000 ma xam ne da koo dajji jël agrafe bi wàññi xaalis bi waaye comme que léegi nekkatuñ ci nguur ko solu ma ko yàqal waaw mais dama la bëgg xamal ne man daal maa ngi sant yàlla parce que bu ñu demee ba àddina bi ay futur président de la république parce que loolu dafa jaaxal nit ñi. Joe Biden yaa ngi koy toppandoo. waaw depuis Hillary Clinton depuis Donald Trump yaa ngi ko doon toppandoo. am na ay comédiens yoo xam ne gis naa leen palais ba de mu recevoir leen Macky Sall bu demee recevoir ay comédiens africains lii lan la I have to ask Kouthia Biden Harris. Hi Kouthia, it's Joe. I know you have hit my size. This is but of one. The party enjoy less about this job. Asking dot like you for xaw ma lan ak lan lañ bind noonu. mu ngi nii ñu ngi nii Joe Biden ngi nii. cameraman na ngay jël lii mu leer lii ñu xam ne du ay caaxaan chaque jour dañ may rendre compte ci li nga xam ne moom lañuy def. kon comme que ñii ñoom ñoo ma jox sac. ba Joe Biden ne bés bu ñu gañee ñoom incha allah dinañ ma def citoyen d'honneur waaw man ñii nga xam ne ñoom laa nekkal fii réew mu naree tàq ma daal da koy jël animé ko ba mu neex suukar ko di def actualité di bëggal doomu aadama yi mais bu ñu ko defee baax na bu ñu ko deful baax na man yàlla laay liggéeyal parce que yàlla moom wàcc c'est pour mu bëggal doomu aadama yi sama compte alhamdulilah la tudd sama patron Allah la sama patron Allah la yàlla mooy sama patron sama compte banque alhamdulilah la tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam mooy ki nga xam ne xéewal yi nga xam ne yàlla suñu borom la koy jox ci loxoom la koy jaara ma koy jot ndax saa ma xëy sant ko. Macky Sall lu ngay defal promotion opposition bi tamit. man de bu dee loolu ma xam ne kon Macky Sall du ma jox dara parce que Macky Sall àndal naa moom ci opposition ànd ak moom ci gouvernement mais le président Macky Sall xaw ma dafa laajte ay information ñu ne ko Kouthia karimiste la wala Kouthia électrol yi war a bi ma présenté te candidature moo ko metti xanaa waaw l'essentiel man sama parti boobu nga xam ne moom laa créé du ma ko bàyyi dama koy eggali waaw mais waaw mais côté boobu ba tey maa ngi ci nekk mais moom mu ngi jël ay ñoo xam ne dañ ko doon humilier naan ko doo fi doon dara tey comme que mu mun a collaborer ak ñoom ak suma koo xam ne c'est le Kouthia national moom Macky Sall ma animé ko Macky Sall fekk naa ko ba fac université bégal ko du ko weddi bégal ko du benn yoon du ñaar yoon ànd ak moom jàppale ko kon tey xaaruma mu jox ma dara c'est pas ça tey man dama participer ci li nga xam ne moom mooy valorisation ak massifier li nga xam ne mooy ceebu waalo ci Sénégal ba ñu bëri dañ ma doon woon mais Kouthia est-ce que réellement ceeb bi nii la mel ma imposer leen ko ñu koy lekk tey moom waxuma sax ñi sax ceebu mbay la ñuy lekk waaw waxuma sax ay xawma lan chevalier de l'ordre du mérite mais am na ñu ko fi jox ñoo xam ne barki mérité wuñ ko man maa ko mérité man parce que man dama ko fay liggéey ci bëggal sénégalais yi waaye nag xëy na yàlla dafay wax ne du moom moo ko jox c'est pas trop tard nag aussi xëy na bu seetaanee affaire bi comme moom day seetaan ay WhatsApp ak yooyu bu ko seetaanee mun na ma woo waaw je suis disponible mais ku président woo kay di nga dem wuy déglu ko xëy na tamit yàgg na maa woo ñu ne ko numéro bi baaxul xam nga dem du ma ko accusé mun damaa woo war mu soo moytul chaque weer sax mu am lu mu jox kenn te kooku du ma ko jox mais daal président yow boo ko defee yaa ko war a def parce que maa ngi yow ñoo bokk génération li ma magee bëriwul li ma la mën a xamal mooy nga def ko sa waru gar la nga bañ koo def nag wàcce nga sa waru gar parce que décoré naa Kouthia ci sama mandat bokk na ci li nga xam ne mën na laa rehausser ëllëg ndax am na ñoo xam ne ay nitu yàlla nañu une fois encore
boo leen teralee yàlla suñu borom nga teral parce que yàlla nee na ku bégal doomu aadama bégal la Macky nag bu ma bégalul ci mandaam bi xaw ma bii di ñëw xëy na keneen mooy bégal. si sa kaw liggéey nag ñu dem foofu noonu commencé nga reprendre mais da nga ñëwee ak 3e mandat yi Alpha Condé jël ay Alassane Ouattara ñëpp reprendre ko 3e mandat problème 3e mandat yi mu mel ni ba tey actualité ngay traité. waaw est-ce que déggoo ci tamit lu la metti wala ay menaces wala truc du genre parce que ñooñu moom ñoo gën a kii Macky Sall. ah non man de en tout cas bi ma defoon ci Alassane Ouattara moom def na buzz Côte d'Ivoire parce que sama benn xarit laa ko yónnee mu daal di koy joxe ay Ivoiriens jël ko reprendre ko en français xëy na sens de l'humour bi sax dina dem mais ils ont apprécié kontaan nañu kontaan Alpha Condé tamit toppandoo naa ko fi képp ku fi def 3e mandat dina temps yi boo xoolee Kouthia Show toujours Macky Sall mooy mujjee jàll te Thiamas bi koy posé question da koy laaj ci 3e mandat. comme que sénégalais yi dañuy wax ci 3e mandat te man dama actuel ci actualité lay dox damay ànd ak sénégalais li ñu bëgg rek di ko laaj. loolu rek laay Alassane Ouattara moom Côte d'Ivoire la dirigé lu ma mun ko lu ñu ci critiqué tamit amul benn sens mënu ma ko yokk dara mënu ko wàcc dara xëy na pour Afrique mais xëy na su ma nekkoon Ivoirien dina ma woo ne ma arrête ce que tu fais wala viens je te vois rek ci noppi mais fii ci Sénégal. lii nga xam ne moom mooy 3e mandat bi damay dégg ñu koy wax mu nekk actualité saa yu ma xëy dama koy wax te vraiment mais en tant que yow mën naa wax aspect beneen politique parce que maa ngi gisaat ngay annoncé waat sa candidature bii di ñëwaat. waaw en tant que politicien. waaw mën naa ko wax loolu. waaw mais si. kon nag Macky Sall lan nga xalaat ci 3e mandat bi ñuy waxul leer yow yaa ko wax de nee na leer waxagul dara lu leer. non man damay jàpp ne Macky Sall danaan moom suba mu wóorugul sax parce que yàlla rek man de bu ma ko doon layal. man su ma nekkoon APR xam nga la laay layal Macky Sall dama naan mënu ma wax ci loo xam ne man sama suba wóorugul xaw ma ndax ëllëg dinaa ko fekke am déet te pour wan na que man damay suivre Macky Sall dans un de ses livres le président Macky Sall bind ne je demande beneen second mandat boo xam ne ça met fin ak li nga xam ne moom laa bëggoon moom moo ko bindoon dama xamul nag dafa am ñu nekk ci ginnaaw pour réactivité li nga xam ne moom la bëgg loolu je sais pas du ma ci dugg mais en ce qui me concerne en tant que bu weesoo Kouthia bi Abou Mohamed bi en tant que acteur politique bëgg soxla réew mi sama parti tudd Far Sénégal damay wax président Macky Sall ne ko loolu nga xam ne moom mooy 3e mandat bi te Afrique léegi nag nekkatul problème mu pays mais problème Afrique la ba nga xam ne mooy ay Alpha Blondy ay waykat yu bëri Tiken Jah Fakoly ñoom waa PBS les leaders yooyu nga xam ne ay leaders d'opinion ay influenceurs nañu ñu ngi ci commencé wax moom moo mën a wax lu tax ak lan moo tax bugg cee wax mais man dama yaakaar ne man si sama xel nante xëy na moom dafay calculer comme que suba dara wóoru ko ci mënugul wax ci loo xam ne du priorité man loolaa yaakaar waaw la mu tontu woon Babacar Fall mais li wane nii est-ce que yaakaaroon nag tam daf koo bëgg ndax ko loo bëggul moom da nga naan bëgguma. waaw mooy li ma la wax rek moom actuellement nii kenn comme ko waxul xam nga wax li gën a bon moo nga dem tribunal procureur laaj la yow doo wax nga ne nii oui nii non mais le jeu concours loisir dimanche bi doon am fii ay temps doo wax oui doo wax non ne tekk rek waaw man nag da ngay liyaar man dama liyaar na xëy na moom comme que xamul ndax suba mu wóor na bugg cee wax léegi war a buggul indi loo xam ne dafay xajamal li nga xam ne moom mooy mandaam bi nañ ko bàyyi ba mandaam bi jeex 2024 yàggatul ñu ngi ci 2019 bi bu jeexee incha allah dans quelques jours ñu dem ci 2021 3 ans moo ci des léegi mu jeex xëy na nag bu ñu déggee ba 2023 3 boobu noonu ñu laaj ko ndax dafay egg ci day doon candidat war a doon candidat man loolu pour man daal wax dëgg yàlla man daal comme que ñu ngi koy wax actualité dinaa ko boole sama programme di ko actualiser waaw mais et puis opposition bi tamit gisuma leen ñoom tamit ñu xër ci noonu carrément di dugg ci à bataille vraiment de guerre en kii mais ñoom mu ngi noonu non mais man ñu bëri non xam nga ñu bëri dañu yaakaar ne man sonkiste laa war a karimiste nañu fi ji noonu Kouthia Sonko la Kouthia la musuma gis réunion Sonko bu ma dem musuma dem loo xam ne dafa collé ak Sonko tey Macky Sall bu fekkoon daf ma woo ne ma Kouthia lii ak lii vraiment nii sa feebar bi lii war a la sa lii Kouthia lii félicitation war a la le su ma toogee dama koy gërëm dama ne bi ma feebaree ba génn hôpital Sonko moo yëkkati téléphone ma allo Kouthia ma ne ko naam mu ne ma vraiment je comptabilise damay compatir ci sa feebar bii daf maa metti bu fekkoon ne joxe loxo dagan na war a fekk la ci hôpital danaa la fa fekk jox la loxo mais boobaa kon bu ma ko keneen defaloon tey dama leen ni ma koy tuddee laa koy tuddee ko boobaa mun nga ne Kouthia Macky Sall la mais Sonko dafa def benn acte boo xam ne vraiment am na ñu ma bokkal fi may liggéeyee
waaw dinañ ñëw ci foofu. TFM fi may liggéey am na ñu ma fa bokkal ñoo xam ne yëguñu seen téléphone sax Kouthia massa donc Sonko bi nga xam ne daf koo yëg en tant que sénégalais woo ma je sais pas nag ndax woote bi coloration politique la mais gëw ma ne coloration politique la parce que dafa ma wax en tant que moom Sonko li mu doon ba pare wax ma en tant que frère en tant que xarit en tant que koo xam ne daf maa yàgg jël ci spectacle yoo xam ne arbre de Noël u amical des emplois yu impôt et domaine Amadou Ba nekkoon président bi Sonko nekkoon comptable bi nekk Sonko nekk ku baax ba ñu woowee Viviane di ko fay 400000 Sonko dafa ne lu ñu fay Viviane moom la ñuy fay Kouthia parce que Viviane day playback Kouthia day playback dañ leen war a yemale et c'était le comptable foofu laa xamee ne kii ku baax la après laay soog a xam sax ne moom mooy Sonko ba ma déggee Sonko ma ne waaw way waa ji ma fayoon 400000 yi ñoo xoon ne Kouthia dañ koy fay 150000 Viviane 400000 mun leen pourquoi dañuy fay Kouthia 400000 bu ñu fayee Viviane 400000 dañuy fay Kouthia 400000 Kouthia man moo ma intéressé Viviane mun na intéressé keneen man Viviane mun na ma intéressé Kouthia bañ a intéressé keneen kon bu leen yemale même pied d'égalité c'est même Sonko moom la ñu dàq moom mu jël ëlbatiku man ma feebar mu yëkk téléphone woo ma mais man bokk ma ci partem Sonko nag bu bëggee xëy na élection yi di ñëw war a Macky Sall bu fekkee dafa bëgg leneen mun nañoo ñëw gis en tant que chef de parti bi nga xam ne moom sama far ak Sénégal ma ànd ak ñoom liggéey ci seen projet peut-être mais pour l'instant nii kon pare nga pour fusionner ak Sonko pour élection yi di ñëw. ak keneen ku munti doon parce que am naa mbooloo bu nekk sama ginnaaw boo xam ne ñoom affaire Kouthia yi sax intéressé wu leen sama idéologie nañ ne Kouthia yow li ngay wax loo nit ñi te ñooñu waxuñu ko idée yu rafet yooyu ngay dugal ci nit ñi boo ko jëlee utiliser ko pour sa bopp ñun wóolu nañ la je peux pas peut-être diriger le Sénégal et je peux mën naa ko ndax gis nañ fi ay ouvrier Brésil ñu nekk président mais man war naa bokk ci machine bi dawal Sénégal. alors ñu ñëw sa collaborateur yi nag ñi ngay liggéeyal sa diggante ak ñoom nu mu demee sa waa TFM. waaw non waa TFM nice rek. TFM moom nice quoi. xam nga icône dafay am te wax naa leen ko fii télé bi fii nga may interview RFM bii ba ma bàyyee Walfadjri ñu dàq ma Walfadjri te bi ñu ma dàqee benn responsable bu jigéen moo fa nekkoon. nee na moom dàqu la démb wax waaw non mais bu ko waxee moom la concerné yàlla ngi fii moom il a fait les choses avant il a déclenché les choses elle a déclenché les choses quand même Sidi Lamine mu loon xam li xew moom suñu polémique ci moom la commencé woon xanaa léegi la koy bañ suñu polémique ci moom la commencé woon dama lay wax benn affaire am na loo xam ne bëgguma ko wax Youssou Ndour jox na ma benn respect boo xam ne tey am na ñoo xam ne bu ñu leen di débauché fenn dañ may woo téléphone ndax la présence de diw ça te gêne pas man leen gêné wu ma bu nekkul sama patron war a bokkuñu direction war a mënul am ndigal ci man du ma déranger bu fekkoon ku soxor laa ba ñuy woote di ma laaj ndax diw ak diw mën nañoo ñëw su ma neexoon ne loolu daf may déranger te boobaa borom kër gi ca la may wax lay def parce que xam na ne man li ma ko mën a apporter ndax dama fi nekkoon pendant les vaches maigres ñun bi ñu gëmee ne ñun RFM day dem boobu dañoo jóge Walfadjri fekk fi rajo fekk ñu fi télé ba may bàyyi Walfadjri rajo ak télé laa fa bàyyi ñëw galéré ak rajo di ko galéré di ko gaas di ko ñaan ba yàlla def ko ñu yëkkati drapeau bi jox ma du ma taay di ko wax de xam naa nañu leen Kouthia ñu jamais avec ce drapeau yëkkati drapeau bi daw ak moom ba TFM samp ko ne TFM au Sénégal man bokk naa ci ñi ko wax ñu jox ma ay carte ma dem jaay ko France jaay ko États-Unis ànd ak Youssou Ndour propagande massifiée li nga xam ne mooy TFM ba àdduna yëpp bëgg ko tey la majeure partie des animateurs c'était des gens qui yoo xam ne dañu doon toog seen kër di seetaan TFM tey bu ñu ñëwee fekk ñu foofu dañu war a ñëw ranger suñu ginnaaw même bu ñu leen waxee ne yéen a mën ñi ñëw leen nga xam un minimum de respect man ku ma yëg naa la ku ma yëguma la ak képp ku ñëw je suis un responsable chef de desk animation divertissement man la moom la ko Youssou Ndour jox même bu ñu ko fekkee ne ñoom utiliser wuñ ko ñoo xam ne man la TFM nag animateurs yi kii comédiens yi ñu ngi lay commencé di fay de ñoo xam dañoo indi mais yow yaa ngi posé deux questions yoo xam ne bokkul yow sànq tu m'as apprécié tout à l'heure nga ne ma yaa ngi buzz avant non dama lay wax rek non man yaa fi tudd ay tour mais xam nga dama la xamal benn affaire man ce que je fais c'est pas de la comédie maanaam du kon ay léeb dafa am comédie ak léeb blagueur benn paa la woon benn mère la woon mais ku ma man j'ai qu'un seul concurrent dans ce pays mooy Sa Ndiogou moom ngay wax ma dikkee mu def ko Ablaye Wade mu def ko Sonko mu def ko Malick Gakou mu def ko imitateur bokkul ak blagueur amuseur public benn paa la woon benn maire la woon benn lële ak présentateur comédie bokkul donc ku nekk yaay xool ce système ñii dañuy utiliser les réseaux sociaux peut-être pour mën a am ampleur mais dama ne la moi je prends les escaliers pour egg fi ma jëm
man maa xam fan la toll su ma neexee fi ma toll ne yem naa fii laa mën a yem mais dama xam fi ma teg sama bët ca fa ma jëm bu ma eggee bala sommet nag maay xool ndax damay continuer sama carrière ci lii wala dama koy dëpp mais amul kenn koo xam ne de dama la considérer concurrent foofu à TFM xam nga kan mooy sama concurrent Sa Ndiogou ñoo bokk heure bokk lu ñuy def nuroo lu ñuy def. mais est-ce que nag tamit depuis des années 18h bi lañ jeexal 19h benn émission ci télé bi foo mënta def benn émission est-ce que tamit dollul nga innové gën a yokk mais bu ko xeeb mu nu mel ne nga ne journal mu nu mel ne benn journaliste bi présenté journal moom am na koo xam ne moom ñaari émission lu xew moom la ñuy woo ci waaw mais loolu ñoom la waaw ñoom la man l'essentiel sama énergie ak sama capacité d'intelligence sama émission bul ko xeeb de ni nga koy gisee mu nekk 1 heure de temps dama koy préparer à partir de 8h du matin ba 13h lan laa ci war a wax déguisement mi war a sol li ma ci war a def ni ma ci nar a àndal ni ñu koy defee plan serre bi techniquement j'ai fait tout pour avoir sama réalisatrice boo xam ne maa ko indi TFM li ko fi indiwoon mooy ambiance ñu ëlbati ko ma formé ko mu def journal kii réalisatrice man maa débauché caméraman Walfadjri indi ko TFM man maa koy fay mosoo gis loolu de caméraman bu jigéen maa ko débauché TFM indi ko man maa koy fay ne ko ñëwal prouver bu télé bi soxlaa nga toog wax ak ñoom ñu fay la parce que xam lu tax bugguma sama émission di tardé wala ñu naan ma caméraman bi dañ ko yóbbu fële revenons à ces gens yi ngay wax noonu bu ñu indi woon téeméeri comédien ci télé bi ñooñu du sama ay concurrent ñoo bokk équipe man maay capitaine bi maay mascotte bi équipe day am couleur TFM rouge noir la ak blanc maay mascotte bi maay capitaine bi mënumaa nag di football ak sama équipe di leen gaañ ñoom kay dañuy ñëw ñu bokk ànd. est-ce que sa équipe tamit duñu jéem di xool. ñoo xam l'essentiel man su ma jotee bal naa ko paas soo ma considéré soo ma lijjantiwuma la boo toogee ne man kii du sama référence kay laa fan te nga bokk man équipe fan keneen yaa xam démb benn journaliste toog na ci télé bi wax carrément que moom nañu invité comédien bi moo koy reetaanloo animateur bi moo ko neex te nga bàyyi sa télé ay animateur ne nañu invité diw ak diw seetaan nga ko télévision démb mu toog wax ko carrément nañu invité diw man diw laay seetaan diw moo ma neex il faut être collectif bokk parce que équipe la bu neexee ngeen bokk bu naqaree ngeen muñ man àdduna du neex ba ma waxal benn comédien ci télé bi lu ñaaw waaye xam naa li ma mën. lu ma bokk mais bu ñu ma joxul cër sax yàlla jox na ma cër man bu ñu ma joxul cër garaawul l'essentiel mooy sama émission bu ñu ma naree jox benn émission dinaa laaj réellement lan moo tax ñu jox ma émission sonde nit ñi ba pare parce que li may def dafa riche xeebu ma ko. C'est mystique et mystérieux. Les prières sont 5 prières. Fajar, Tisbar, Takusaan, Timis ak Gée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Yàlla moo ne bëggal leen doomu aadama yi waaye bu leen fexe ba seen xol yi wow maanaam bu ñu reetaan ba seen xol yi wow day wàññi gëm-gëm 1 heure de temps sa xol mun cee wow dama la ciy bëggal balaa muy wow heure bi jeex ma joxal la rendez-vous suba. Pourquoi le nom de Bilal mooy nodd pour nga mën a xam ne heure julli jot na moo tax ma emprunté tur boobu pour wax leen ne heure Kouthia bu jotee rek léppay taxaw ñëppay ñëw déglu seetaan si kon man njiglaay laa ci TFM am na loo xam ne du ma ko wax mukk ndax patron bi xam na man xam naa bu ma ñoon ñëpp doon xeex te Youssou Ndour waxuma Kouthia arrête j'ai plus besoin de toi du ma dem xanaa moom alalam su ma bàyyee TFM lu ma moomal sama bopp laay jëm mais amatul benn télé bu ma attan man bokkuma ci du ma dem amuma beneen télé bu ma attan xam nga lu tax parce que amal sama bopp dafa jot pour ma amal ko sama bopp j'ai accompagné Youssou Ndour raccompagné naa ko ci projet am yàgg naa moom def naa lu ne ku mën li ma defal bu fekkee am naa concurrent nañu summeeku yaramu neen dañoo am jabar te seen jabar yi dàq ñu sama jabar téeméeri junni yoon. mais est-ce que nag ëpp ñu la xaalis tamit. waaw bu ñu ma ëppee xaalis sama xaalis man sama 100 francs laa gis dama ko ñàkk man su may lekk sama xaalis TFM damay kontaan parce que dama koy ñàkk ndax damay ma dikki ñaa ba mu saf daa day def Viviane Wade puudaru en tant que góor nekk kilifa dem màkk ba ñëw objectif bi xam la pour bëggal nit ñi rek na nit ñi bëgg après je retourne dans sama personnage même bu ñu ma ëppee xaalis ñoom seen ay milliards man sama benn 100 000 francs moo ma gënal ndax dafa ànd ak barke ndax sama ñax la maa ko liggéey leneen lu ñu leen jox nag ak fu ñu leen mënti yóbbu ñoom ñoo xam mais je pense que ne TFM doxewuñ noonu Youssou Ndour ku ma respecté la am naa fa lu kenn amul Kouthia ak studio kese
Kouthia le soir 18h 19h soo ko indee sax déplacé ko heure bi mu doon jàll minuit bi nga xam ne dafa doon jàll nga puusaat ko yóbbu ko 4h matin am na ñoo xam ne dañuy toog di xaar ba 4h matin Kouthia ngay gisaat dimanche soir best of kon cër boobu nga xam ne Youssou Ndour nee na bu kenn laal ay affaire am bàyyi leen ko tout tranquille may leen ko jàmm bàyyi leen Kouthia tout tranquille Kouthia statut spécial man statut spécial laa am biir TFM parce que Youssou Ndour sama nawle la man Omar Pène laa man Baaba Maal laa man Thione Seck laa ni Youssou Ndour amee carrière noonu laa amee carrière dama bàyyi sama carrière fekki ko ci carrière am pour accompagner ko naa na ba ñi nga xam ne ñoo doon seetaan télé ñoo mujj ñu fa fekk kon bu heure bi jotee yàlla na ma Kouthia jóg na xéwal gaa ngi nii ay milliards ngi nii utal télé utal rajo utal site internet jàkkaarloo gaa yi yàlla rek moo xam man yàlla mooy déclencher projet ci man waaw yàlla ba su ma waxee ne ma Kouthia heure bi dafa jot nit mooy jóge fële defal ma loolu yëpp ku ma waxoon dinaa wax ak ay Joe Biden du ma ko gëm yow gis nga ko yow mi dama laaj question yi sax gis nga ko man ku ma waxoon dinaa wax ne Joe Biden ma allo ma ne allo mu am kuy traduire mu ne ma li ngay def neex na ma trop su may campagne bëgg naa nga bokk ci campagne. mais Joe Biden moom la ñu pressentir mu nekk. mais da koy doon man du ma ànd ak kuy daanu. mais tey bu la woowoon tey comme jàppale nga ko lii yëpp nga dem toog États-Unis est-ce que di nga bàyyi Sénégal. déedéet man Sénégal ma gën a lu ma am laajal Youssou Ndour ànd ak naa moom tournée mu noon daw te daw ma ba may ànd ak Youssou Ndour tournée ca Bataclan la première soirée sénégalaise boobu ñuy bëri nekk ñu woon sax ci monde affaire xalaatuñu sax dinañ def ay waxu télé man ba Paris di neex ba États-Unis di neex laa mënoon daw ma man lii ma def nii dama ko gëm je suis issu d'une famille intellectuelle ñoo xam ne dañu réservé bu ñu ne la kii magu Kouthia la sax doo ko gëm pour citer un exemple mon grand frère suñu taaw kër c'était l'ancien directeur des impôts et domaines monsieur Ale Sine ki ci topp nekk Sonam cadre ki ci toppaat nekk BCEAO cadre ki ci toppaat nekkoon LONASE cadre man rek maa ci dugg ci affaire yi c'est parce que xëy na yàlla moo ma ko jox muy don te du ma ko bàyyi Joe Biden lu ma ko jàpp doon président bu ñëwee dama ne ko kaay nga investir ci li nga xam ne mooy ci li ma bëgg nga defal ma ko pour waa Sénégal mais man c'est trop tard pour ma dem di immigré ji war may dem di quitter sama nation pour feneen bi ma feebaree ci feebar bi laa ne man bëgg naa sax am yàlla may ma doom mu tuddee ko Sénégal bu dee jigéen la bu dee góor la parce que li ma Sénégalais yi defal maa ko xam xëccoowuma dara njëkkantuwuma dara buuxantuma kenn ku ma jàppee concurrent yaa ngi tooñ sa bopp fi ma nekk ku ma fa jàppee ne gaañ bi daf may concurrent war a bëgguma yaa ngi daanoo parce que ñoo bokk équipe temps yi nag da nga jëlaat affaire yi maanaam ni ngay jël Sénégalais yi dañ la jël porté la nag waaw mais parce que moom dañ la jël yéegal la waaw mais fay ña nekkoon ci télé mais Aïda yow yaa ma gën a xam ne man loolu tam duñ ci fiir mais Aïda man li may def nii dama ko bëgg Aïda man dama bëgg lii Aïda man du ma taxawaalu ku ma gis boîte de nuit na ma photo weer ma ku ma gis boîte de nuit musuma taxaw Wally Seck Youssou Ndour am nañ tournée billahi wallahi taalaahi Youssou Ndour yaa ngi may seetaan bu amul changer de tour nga commenter ne ma Kouthia tu es un menteur ànd nañ tournée États-Unis muy joué ma dugg pare dem tëddee hôtel ba pendant 4 jours ñu may laajte ndax man maa ngi ci tournée bi jour may fay sama xaalis sama fan nga nekkoon ndax avant muy ñëw man def naa sama première partie ñibbi Boubacar Diallo mu may seetaan mën na ma dégg man amul lu ma feragat du benn artiste boo xam ne da nga ma gis sa podium wala sa plateau du ma ci dem ci kenn man su ma wàccee dem naa sama kër toog aw ma xarit Kouthia mooy sama xarit man sama bopp mooy sama xarit sama takkandeer waaw mooy sama xarit aw ma leneen lu sama famille ak sama petite famille bi may nekkal mais Aïda sénégalais yi ñoo xam kuy liggéey ak kuy foo ak ku ñu propagande ak ku ñu pousse mais képp koo xam ne yaa ngi TFM nga jàppee ma kon concurrent yaa ngi juum parce que ñoo bokk équipe te may capitaine bi même boo jalee bal paasoo ma dem teggi paas keneen yaa xam mais l'essentiel c'est l'équipe qui gagne et je fais partie des gens qui ont dirigé cette équipe et qui ont propulsé cette équipe et qui ont prié pour cette équipe quand je prie pour moi je prie pour toute l'équipe de TFM sëriñ yi may ñaanal ba pare bu ma ñaanal ba pare dama ne ñaan leen TFM mu am ndam parce que fi ma nekk bu ma amee ndam kese te TFM mu ndam mu sens c'est ça nag gars yi indiwaat seen maay nii te bàyyi di déglu ñoo xam ne dañ leen di dugal ci yenn affaire man lu ma mënul dama gisee keneen dama ne ko grand yow li nga def nii dafa aay dafa neex Pape Djibril Fall je l'accepte parce que c'est un grand journaliste un journaliste du saaga nit du critiquer nit un vrai journaliste doo saaga doo fëgg sa dënn man maay diw maay lii non xaw ma kan laay waxal mais li may wax nii Aïda li may wax nii dama wax ne journaliste du saaga boo nekkee CESTI war a nga nekk Dembesti war a nga nekk union des journalistes institut international de la présentation waaye mais boo ci mënta nekk dama ne man daal Pape Djibril Fall Pape Ngagne Ndiaye yaa may dégg ñooñu ay Pape Ngagne Ndiaye journaliste autodidacte la jàngu ko mais bu toogee nga xam ne kii dalay gësëm ba nga ne Pape Ngagne dafa waaye Pape Ndiaye xam nga ñuy wax fin émission bi la ngay gis
da lay remercier mu mel ne ndeysaan mu da nga naan sax exclure du scénario vrai journaliste loolu la il faut pas ngay xaste ba ñu di daw sa télé déedéet buzz soo ko amee ci saaga parce que ñun notre télévision c'est notre télévision ñun ñoo ko tabax ba mu egg fii du keneen ngay ñëw di yàq image yu télé bi duñ ko nangu Youssou Ndour moo ne miroir du Sénégal Sénégal miroir am mooy teraanga wax ju rafet ak bu baax kon ku fa ñëw da ngay mën a respecter les hommes politiques Youssou Ndour moo ne xaajaloo moo ko way kon bëggul ko xaajaloo kon ni nga saagaa keneen noonu nga war a ëlbatu ko si jour bi le même temps nga saaga keneen koo xam ne dafa rek nekk ci beneen parti mais mënoo saaga kenn wax kii di gërëm kii di gërëm on n'a pas besoin de ces journalistes ñun on a besoin de journalistes boo xam ne dafay def éthique ak déontologie yar ak yaru ndax réew mi dafa tëradi de Macky Sall mi ku ko waxoon di nga doon président de la République ko gëm de Abdoulaye Wade ko waxoon doo gëm de ni mu amee ay transhumants nag politiciens noonu la amee ay transhumants de soi-disant journalistes qui transhument ëllëg te boobaa yaay am gàcce je respecte tous les politiciens man su may def lépp laay def mu normal damay tooñ doo man mere naa fi kañ laa ko waxoon ne Macky Sall doon ma ko toppandoo mu def actualité ma bàyyi ko ci biir dama ci yàgg les gens ont vu l'affaire bu ma di Kouthia ça fait depuis notre retour toppandoo Macky Sall bi mu téye gaynde gi laa ko soog a toppandoo dama dem ba yeddaal sama bopp ne waaye kii moo ko toppee sa waay amul sens bàyyi ma def li Sénégalais intéressé kon journaliste da ngay mel ne Pape Ngagne Ndiaye Pape Djibril Fall Faty Dieng bi nga xam ne baccalauréat kii BFM bi dañoo jël extrait ci livre am bi posé ko xale yi jàng am yar nekk xale yi Touba am yar am kersa dégg français nag Faty Dieng rek nga gis ko ñu def ko journal mu taxaw pour dégg français français da nga koy làkk du début à la fin doo commencé olof dak ko ci digg ay kii tudduma turu kenn mais man du ma góor boo xam ne damay bàyyi benn jigéen di dox sama mayen man li ma wax je suis mes responsabilités TFM c'est une équipe kenn doxalu ko ñun ñëpp ñoo koy doxal Kouthia ak keneen ñoo yem nañu yaatal xol yi indi te nit bu la defalee teraanga nga gërëm ko bàyyi leen nit di leen dugal fenn ngeen nekk fa ba pare après ëlbatu ku nekk noonam c'est pas important nañu liggéey te TFM bu liggéeyul yeneen télé yi dañuy nekk seen kaw man loolu dama koy wax aw ma dara mu ci ragal na gars yi liggéey ni rajo bi amee cohésion ñëpp ànd liggéey RFM ñu koy dégg fépp mais pourquoi pas télé bi mais boo jëlee benn nit rek favoriser ko kii rek mooy jàll kii rek mooy am kii rek mooy def kii rek kii yaa ngi rey kooku parce que en fin dafay saturé les animateurs nañ yem ci animation les journalistes nañ jël émission yi nga xam ne mooy émission journaliste doo dem sës si jàng ba pare am xel-xel ñu jox la émission jël animateur boo xam ne dañ ko teg ci émission boo xam ne politique la yow jàng loolu nga di ko diriger journaliste bi jàng loolu toog vexé wu animateur animation lay def ak divertissement journaliste day def émission boo xam ne débat politique la contradictoire dara jaxasoowu fa déedéet non télé ba jaxasoowul non jaxasoowul mais yow yaa war a bañ yow bi ñuy def loolu neel man lii du ma si dugg kon c'est pas trop tard de rectifier on a des traits TFM am na ay journalistes yu ay RFM Seydou Ba booy xool Seydou Nourou xale bi buy def journal da ngay mën yaakaar ne Mamadou Ibra Kane la xoolal xale yi fi nekk ñoom Makumba bi ay ñeneen ay Bintu Diallo nga xam ne bu débat fii nga xam ne nganda la ñooñu nga leen jël teg leen ci émission boo xam ne contradictoire la politicien ñoom ñoo xam luy politique mais doo jël mbalaxmaan ak koo xam ne divertissement la xam di ko teg ci émission boo xam ne ay politiciens ñoo fay waxtaan da nga koy jël gis nga mbalaxmaan da nga koy teg ci diggante Youssou Ndour Thione Seck wala Balago Seck people mbalax ak yooyu politicien journaliste nga jox ko koo xam ne daf koo jàng éthique ak déontologie xam fi muy yem bañ a déborder ak ay journaliste am na journaliste boo leen joxe émission moom doo question bi sax duñu ko xam ñu war a laaj bii balaa ñu koy laaj yow yaay tontu laaj bi ba pare ñoom ñuy soog a wax. fi may jeexalee mooy nouvelle génération bi di jox tey comédien lañu humoriste lañ dem ci animation bi jaxasoo un peu lan nga leen di wax. non est-ce que ñu ngi def lu leen war. non nañu est-ce que yàquñu métier. non c'est-à-dire que booy yi il faut ñu nangul dara wax bu ñu Youssou Ndour leen koy waxee rek il faut ñu nangu topp seen mag yi di leen roy ba pare di leen jege gis nga boo toogee fenn naan man kii moo may neex kii moo ma neex kii laay àndal. néew ma doo dem de mais da ngay xool ñi fi yàgg te yàgg fi loolu ñu bëgg leen di leen topp nga laaj leen grand la mooy sa secret ñu ne lii mooy sama secret defal lii. comédie dafa am guignol am comédien am humoriste ak imitateur guignol mooy koo xam ne mënul wax lu reetaanoo nit ñi mais mën na def ay gestes yoo xam ne day toj ñoo xam ne dañ leen servir ay guignol Sa Ndiogou est un artiste comédien
très 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 intelligent mais malheureux mooy fi mu toog lay toog parce que kooram mooy handicapam mooy yaramam mënu koo yëngal ci ay fecc war a dara mais imitation Sénégal Sa Ndiogou est le meilleur. nouvelle génération yi nag kan nga gis. booy yi booy dañuy lépp. booy aayu ñu de. non wax ma aayu ñu de. ñi ci bëgg aay bu ñu jegee ay mag dinañ leen jàngal mais ñi ci bëri du lépp gis nga ay da mun naa la lébal benn paaloon kërëb kërëb te booy yi dañu war a bàyyi benn affaire handicap bu jàmbur mënoo ci bëggal nit benn gumba la woon gumba baa ngi toog sa fans bi papam gumba la wala yaayam gumba la benn lafañ la woon yàlla moo ko natt muy handicap ma ngi lay seetaan wala sëram bëgg la nga la waay bul wax benn lafañ la woon di jouer loo xam ne pour nit ñi reetaan ci lafañ bi benn waaye ju am AVC la ngay longol sa baat di jouer pour reetaan loo nit ci handicap bu jàmbur benn imam la woon lu imam bi def nga nettali safaan ba ka bokkul ak yow religion mu naan ñaw ñu ormaluñ sax seen diine. ñu joué rôle. non dama lay wax rek benn Baay Faal la woon yaa ngi tudd koo xam ne la mu liggéeyal ca yoon boobu waroo ko woon sax dugg di ko dendale mën ngaa bëggal nit te doo wax benn gumba la woon benn lafañ la woon benn muuma la woon benn waaye ju amoon AVC la waxu góor jigéen nag ci boppam loolu mënoo ci bëggal doomu aadama parce que lu yàlla sip la waruñu koo waxtaanee sax ba ci nit di ree damay dégg ay lépp yu bëri yoo xam ne ay handicap bu jàmbur nañuy wax loolu mënu la avancer loo fenn il faut aller nga travailler nga réfléchir nga moderniser grand Kouthia li muy def neex na ma lu laa ci mën a yokk man bi ma ñëwee saanox laa fekk ma xool. mais ñoom mënuñu toppandoo yi moom. waaw non dama lay wax mais mënoo ko nga ne grand nii nuñ ko defee ñu jàngal la ko. est-ce que bëgg nañ style boobu. waaw buñ ko man show la ñu bëgg. waaw mais boo ko continuer non boobu tàq fay la. boobu tàq fay la. ascenseur moom da ngay bës léegi yéeg léegi mati bës léegi yéeg léegi mais escalier da ngay yéeg gis nen puus gis xaaxaan puus taxaw wax ak nit foo nekkoon avancé fee la nga jàdd def nii kër mais ascenseur bës léegi egg léegi bës boo cangee rek au secours ngay wax léegi nag directeur programme yi nag ñoo war a xoolaal ku nekk xool parce que en fin de compte boo jàppee benn télé da nga yaakaar ne télé yëpp benn la boo jàppee samedi li télé bi def moom la télé bi def li télé bi def moom la télé bi def il faut ngeen changer tuuti defaraat gis nga nit bu yàggee ci bërëb boole ko ci li ngay def imprégné ko ci parce que am na ci xam-xam li Ablaye Diop doon wax ma ne Thiendou xoolal ma kii Mbaye Fall xoolal ma diw parce que kii loolu ay astuce la yoo xam ne dafay am ñoo xam ne dañoo yàgg ci affaire bi nga jël leen imprégné leen la mooy seen xalaat man de TFM bu ñu ma proposé woon beneen émission bu nga xam ne gisuma sama bopp du ma ko forcé parce que amul dara lu ma tënk pour wax ma def ko li ma mën nag te di ko def xeebu ma ko mooy Kouthia Show bi 7 heures du matin laa yeewu di ko togg ba 11 heures enregistré ko ma pare 13 14 heures ma daal di ñibbi sama kër parce que ci laa mën a yem ndax ci loolu lañ ma jox fa laa yem mën naa def leneen nag mais ci kaw ñu jox ma leneen loo xam ne man sentir naa ne du ma wàcc gaam dugal ma fu mu war a dugg du ma dugg ci débat politique boo xam ne maîtrise ma actualité dugg fa ko wax ma ne way war may loowu invité la ba pare nga toog 30 minutes doo wax animateur bi rek mooy wax yow boo waxee après tu te sens vexé nga sedd gëmantu mais je dégage je fais un rubrique de 5 minutes ma génn dem parce que du ma exposé wu nii rek parce que diw mu ngi ci émission bi te du wax il faut ñu xoolaat affaire yi toggaat ko TFM c'est une grande télé il y a des gens qui réfléchissent mais il faut que ñuy gën a yaatal ni ko borom kër bi waxee Youssou Ndour bëggul lu tëju lu yaatu la bëgg man kenn mënumaa imprégné aw ma concurrent TFM ak kuñ buñ ko defee sa xel sax ne yow diw yow yaa ko war a daane mais boo ma daanale ban sens am yow kay dañu ànd daanal yeneen télé yi ànd man ko benn daanal yeneen télé yi war ñu ànd xeex ñële parce que ñoom ñu leen seetaan waaw grand man da ñu invité émission bi dama bëgg nga wax ma ne laa war a def man la solol lii waxal lii dugal fii bul fa yàgg dóoral dem sa yoon ñu bondu équipe parce que Marseille li koy defar moom mooy jour yëpp ay déggoo jaraaf GA kër sax da ngay gis taaw ba ak frère ba ak di waxtaan nañ ma def première bu kontaan defal ko lii mais bu fekkee kenn ku nekk dafa ñëw naan non kii dafa xeex dafay kii moytu ko bul ko nuyu de il est mystique kii yor la bañ dañ lay def noonu fekk ay sóob man nañu man nag moom jolof laa moo tax xëy na ma tàng mais noonu laa baaxee noonu la sama xol rafetee noonu laa dimbalee ay ñu bëri te yàlla tax te waxuma ko des gens yu bëri yoo xam ne TFM lañ dugg mais su ma waxee rek c'est parce que dama bëgg régler benn injustice bu tax ma wax ku nekk bu waxee fa nga wax mu rafet kenn du la tontu doo ma dégg mukk Kouthia ak Faty Dieng doo ma dégg mukk Kouthia ak Pape Djibi Fall ak Pape Ngagne Ndiaye nga xam ne sama gawlo la
yaa ngi dégg sama mbokk la sama xarit la doo ma dégg keneen ak keneen ci lu ñaaw parce que lu rafet na ñuy wax ma koy dégg ma leen koy waxal mais ku ma fekk si fi may liggéeyee di wax joo xam ne dafa jege ak man li may def même boo ma tuddul ma sant na yow lii ngay wax nii man la damay fayu góor sax laa wax du ma ko fayunt ak yow damay bàyyi ba nga génn télé ba ma woo la téléphone foo nekk nga naaw man la maa ngi fii àllu kañ nga jël oto ñu ñëw xeex ba jeex ma jox la ba ma dóoree man la félicitation yaa mën mais na yem fii dem loolu laay xeexee mais du ma ay naa la jàppe naa la nii naa la lele naa la kii yooyu ay kii la nañu bàyyi loolu te yéen a ñëpp xool jàmm te defar yëpp di ñaan nag Youssou Ndour suñu télé boobu mu defal ñu fa télé dara mosquée parce que bu ñu amee mosquée xol yi dinañu rafet parce que am na ñoo xam ne il faut mosquée nekk ci kër gi ñuy dugg di julli pour yàlla toj seen xol am nañu espace nañ fa def jàkka parce que lii la boo xam ne war nañ fa mën a def jàkka parce que fu nekk ngi débrouiller di julli ci ay espace yoo xam ne da ngay ree ba tas te wàññi bongo yi waaw waaw mais je pense non sànnuma kenn xeer dama ne nañu wàññi bongo yi parce que dafa am heure Amina Poté bu defee bongo waaye ngal la yow boo ñëwee bul def bongo parce que moom lañ xamee bongo yi bàyyi ko ak bongo mais bu Amina Poté defee bongo yow nga ne démb bu Amina Poté bongo yu mu indi tey moom laay indi nga yaakaar ne li Amina Poté tax émission mu neex bongo la nga indi bongo di bongo guddi di bongo bëccëg nit ñi bëgg nelaw nga bëgg leen tànkal ak ay bongo vraiment je pense que bongo taxul télévision jóg li manqué TFM ak ci yeneen télé yi dafa bëri cosaanu Sénégal xalam histoire u démb ni nga xamee Neymar kuy Neymar fan lay football ñaata lañ ko transféré Sadio Mané fu muy football démb dugal noonu nga mën a xamee kan mooy Samba Jabare Samb kan moo xam Eumane Ndiaye Samb kan moo nekkoon pour lii ak lii xalam bi ñëwaat salsa yi paa yi gis seen bopp dessin animé xale yi ndaw yi nga xam ne c'est un miroir du Sénégal miroir nga waxee boo seetoo lépp ngay gis lépp nga war a gis dafa mot te am na espace nañ bàyyi di ku nekk def dara nga ne loolu dama koy def et de toute façon man je lance un appel à tous les travailleurs les animateurs de TFM qui se retrouvent ay groupe WhatsApp yi sax xëy na ay audio day rëcc nañ toog waxtaanate yéen a jàmm defar suñu télé ñoo ko moom ndax borom kër gi loolu ko taxoon jóg man de ba àdduna tukki maay doon mascotte bi duma ko xëccoo kenn ndax kenn taxul sañ du ko xëccoo borom kër gi man la ko joxoon man la waaw waaye nag boo nekkee ci télé da ngay wax loo xam ne ëllëg boo génnee doo rus parce que àddina ñoo lay seetaan opposition dañ lay seetaan état dañ lay seetaan ñi contre ak ñi nangu ñëpp lay seetaan nga la waay nekkal ci digg bi boo génnee nag yow bu la neexee nga doon li nga doon. kontaan nañu waxtaan bi am na solo xam naa bu ñu fi nekkoon di wax dañuy jëmale suba. waaw donc kontaan nañ trop jëlee nañ ci tamit xam-xam ñun moom Sénégal moom sa Sénégal rek. waaw Sénégal sama Sénégal parce que ñu bëri na sax Sénégal ak Kouthia ay complice na ñëw affaire yooyu tey yaa ngi nii tàngal ba mu tàng. noonu la gis naa si ni xoolal ndeysaan mi nga posé question yi ni mu rafetee te tàngal nga benn instant wàccaat kii reconnaître nii la mais indi nit ki ba pare bu ko toroxal loolu télé la télé c'est la télé des télé TFM est la télé des télé li may tàggatoo mooy may ñaanal sénégalais yëpp yal na leen yàlla may jàmm stress bi nga xam ne moo tegoon suñu kaw di corona bi mu ngi wàññeeku baax yal na ko yàlla gën a teggi kenn ku nekk nag li nga bind yaa ko xam yal na yàlla defal jàmm mais ñu ñëpp fan bu gudd ak wér màgg kan man ngay laaj ndax loolu màggal loolu bàkkaar la man avant màggal lay dem pendant le màggal et après màggal damay màggali na ñëpp takk li ñuy wax masque bi parce que sëñ bi daf ko joxe ndigal même boo leen ko gëmul respecté leen li sëñ bi wax bul xool de ay non Macky Sall ak lii non takkal rek parce que sëñ baa ngi lay xool fu ne lay gis ngir ñu ne ëllëg duñ ne waa màggal bi ñoo propagé affaire bi ñu ñëpp takk masque yi rek ngir yàlla yonent bi nañ ko takk day jeex ñaari fan la rek may màggali may gàmmu may dem Popenguine may dem ziara omarienne fépp lay dem fépp dama fay dem ndax man sénégalais laa ñëpp ma bëgg Kouthia ñëpp ma bëgg man damay bëgg sax gis dañ wax ne Kouthia am na benn gars bu la bañ ma fexe ba xamante ak moom bu mujj maa neex man ñaata transhumant ñu ma bañ laa indiwaat ci man. dañ lay mujjee bëgg. billaahi am na benn waay yoo xam ne bu mu musaan gis saaga ma waaye bi ma yëgee jour anniversaire am dama koo bett ak cadeau boo xam ne keroog dafa tur rongo ñam ma récupéré ko léegi c'est le fan sa Kouthia Show numéro 1 il s'appelle Bara Mbaye il est à Maroc te man rek la doon bañ a gis j'ai récupéré tant d'autres yoo xam ne xamuñu ma il faut nit ki ñuy waxtaan yu mel nii nga may découvrir sa prochaine invitation nag yàlla na fekk ñun ñëpp ñu am ay xéwal ñu duggaat ci leneen man sama bopp nan laa mel ak sama famille ak sama lépp parce que ñu tax nit ñi découvrir ñu quoi sama kër moo jaaxal ñëpp kenn xamul fu ma dëkk moo jaaxal ñëpp nag te jërëjëf